salaamaaleykum wa rahmatulah. xam naa mbokk yi dañuy continuer. xam naa bi mooy dernier ci réponse bi ñu war a indi par rapport ak suñu vidéo bi ñu commencé réponse yi xam naa dafa amoon ñaari points yu desoon rek newoon naa ko teel a yeggali ñu bañ a sorante war nañu ñëwaat def live xam naa nañ ko partagé incha allah 2 points rek xam naa day gàtt bi day gën a gàtt bee passé 2 points rek mooy premier point bi mooy waa ji dafa wax ne gars yi dañuy naan ci ñeex bi waaye duñu lekk ci yàpp bi te ñeex bi moom mu ngi ko tuddee planification familiale la tuddee ñeex bi mais yàpp bi daal mooy avortement médicalisé mooy yàpp bi ah bon léegi xam naa dañ koy tontu rek mu gàtt loolu mooy premier point bi deuxième point bi mooy mu ne l'islam dañ ko importé c'est-à-dire dañu ko indil fii Afrique imposé ñu ko mu wax sax ba wax ne christianisme ak islam yëpp dañu ko imposé donc maa ngi def ci titre bi islam ban religion la mooy Afrique ban religion la donc loolu pas-pas la xam naa dinañ si ñëw leeral ko mais avant ñu wax ci bëgg nañ naan ci ñeex bi waaye dañ ne duñu lekk si yàpp bi léegi waa ji foog mu xam benn mbir xam naa ni mu ko développé woon bee passé mooy dafa am système boo xam ne moo am Sénégal boo xam ne depuis indépendance moom la ñu imposé man moo bi mu utilisé fële laa utilisé waat fii moom la ñu imposé dañoo imposé laïcité parce que fii dañuy wax la République du Sénégal donc dañ ciy déggee parce que kenn du wax la République du soo demee France dañ naan la République française donc fii bu ñu la République du Sénégal mooy la République française du Sénégal donc France moo ñëw rek jël système bi muy utiliser fekk dëkk boo xam ne ay 97% yi jullit lañu mu jox leen ko tegal leen ko ça ne leen lii ngeen di toog waaye damay fàttali ma la histoire islam Sénégal loolu dafa diire Sénégal bokk na ci dëkk africain yu gën yu njëkk a jël islam waaye aussi mu war a xam ne parce que am na benn mbokk bu toog ci plateau bi sax da ko ne islam c'est la religion révélée voilà mais religion révélée la mais pour toute l'humanité ça loolu mooy différence entre l'islam ak yeneen religion yi mooy yeneen religion yi wala du ma ne yeneen religion yi sax parce que ñaari religion moom ci kaw suuf mooy la soumission à la volonté de Dieu xam ne yeneen yëpp ci la ñu nekkoon depuis Adam ba Jésus Iisaa ibnu Maryam ba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñëpp benn religion lañ nekkoon muy islam waaye nag dafa nekkoon ay religion yoo xam ne ci ay kii la ku nekk ci xeetam lañ doon yónni par contre islam ñëw nekk comme ni ko yàlla waxee la rahmatan lil alamin wala kaafatan lin naas yónne ko ci mboolemu nit donc religion boobu moom dafa jàpp ne moom ci la bokk te loolu lay défendre ne juddit la te loolu sax la tàggee maamam mooy maamam ku xeexal l'islam la ku ñu ràññee la ci l'islam loolu doon xeexal loolu la doon tàggee maam ci waaye même islam jooju moom mu ngi koy contesté ne dañ ko imposer moom islam du imposer kenn islam mooy diine boo xam ne diine la boo xam ne dafa ouvert au débat islam ba ñu ko ne gëwuma waaye dafay soxla nit ki argument ñàkk nga moom fu mu ko teg loolu lañ ko doon leeral bee passé mais islam boobu moo njëkk moom lu muy jéem a défendre Sénégal sax li muy jéem a défendre li muy jéem a yëkkati noonu naan parce que loolu la jàpp ne moom moo gën a raisonnable que l'islam lu muy teg comme règle te loolu nekkul lu am parce que islam moo jiitu Sénégal loolu dafa ñëw imposé wu ci kaw l'islam kon voilà léegi dañuy delluwaat rek ci li mu wax ne
ñeex bi mooy planification familiale dañu ko ñëw dugalal ñu ko ci suñu système de santé sans laaj avis jullit ñi parce que ay l'islam nu mu ko waxee ni ko islam jëlee noonu lay jëlee avortement médicalisé islam dafay xool li ci dagan li ci mën a nekk ñu def ko waaye li ci mënut a nekk islam da koy dàkk muy planification familiale bi muy avortement médicalisé bi am na avortement yoo xam ne dañ ko permettre avortement yoo xam ne islam da koy permettre mais am na yoo xam ne du ko permettre ñoom bi ñuy campagnal islam du ko mës a permettre mais ñoom bi ñuy campagnal mooy avortement médicalisé boo xam ne du am limite amul limite waaw du am limite parce que ku mu neex mën nga dem def avorté léegi nag waxoon naa ba passé ñoom noonu la ñuy commencé mooy dañuy commencé par wax ne non ñii lañ koy jox mooy ñi nga xam ne dañu am victime d'inceste ñi nga xam ne dañ leen violé yooyu la ñuy commencé mais en réalité nekkul foofu lañ bëgg a jëm parce que ñu ngi def ay campagne di dugal ay 15 points yoo xam ne 15 points yi da cee bokk liberté wu jigéen ki parce que moom sax wax na ko ci plateau bi ne dañuy bëgg la femme qu'elle soit libre de son corps qu'elle soit libre à la possession de son corps mooy ku jigéen ki moom boppam c'est-à-dire su ko moom yaramam lu ko neex mu def ko ci du sax xoolati moom boromam lu mu ko sant ci yaramam wala lu mu ko daganal lu ñu ko xaraamal déedéet moom mooy xool li ko arrangé li ko arrangé ci yaramam mu def ko lu mu sentir c'est-à-dire comme ni ñu koy waxee li ma sentir lu mu sentir ci yaramam loolu lay def loolu dafay dem ba féministes yu bëri loolu moo nekk seen problème ak diine mooy ñaata féministe am na féministe bu fi génnoon daaw di wax ne islam diglewul muuraay yëpp seen i combat la bokk mooy dañuy bëgg xëcc ku jigéen ki ci liberté yi nag sans limite liberté boo xam ne nit ki day dem rek di def lu ko neex te nekkul jigéen rek lañ bëgg mais dañu bëgg doomu aadama ci boppam libéré wu ci diine ci lépp lu ñuy wax diine parce que dañu jàpp ne diine 10 la bu tegu ci kaw nit donc loolu mooy problème bi léegi planning familial boobu biñ ko indee vraiment jaar lañ ko fu ñu ko war a jaarale su fekkee dañoo ñëw ci dëkk boo xam ne 95% ay musulmans la jaar lañ ko fu ñu ko war a jaarale parce que bu ñu jaaroon fi ñu ko war a jaarale dina am benn logique wala benn tënk bi ñu ko tënk boo xam ne ki koy def dañ koy xool day nekk ku ko war a def waaye man ci li ma xam ci planning familial mooy ku mu neex mën nga ñëw def ko ku mu neex mën nga ko def donc loolu problème la léegi loolu l'islam du jàppee noonu planning familial loolu du islam léegi loolu moom suy xas peut-être moom mu xas société sénégalaise wala mu ne ñun su ay jullit lañu mais ay hypocrite lañu à 95% musulmans naka la ñu mën a nangoo loolu naka la ñu mën a nangoo planning familial di am suñu dëkk planning boo xam ne amul fu mu yàpp amul limite ku am jëkkër gi parce que am na benn cas bu ma tombé woon bu mel noonu femme bi ne dañoo war a defal kii planning parce que sentir na ko bëgg na ko elle est libre te kooku xale la boo xam ne dafa am ay 16 ans la amul jëkkër femme bi dama ko interpellé rek ne ko yow sa doom bu am 16 ans amul jëkkër su ñëwee ci yow ne la dama ko defal planning ndax di ko defal femme bi dafa toogaat xalaatam moo donc ñoom dañuy campagne ci liberté ci liberté boo xam ne amul fu mu yem amul limite voilà léegi nag démb rek maa ngi lire benn document boo xam ne ay féministes dañ def benn reportage ci ay féministes yu nekk Sénégal daanaka 6 personnes lañu ak ay féministes yu nekk Côte d'Ivoire yoo xam ne dañuy wax ne ban stratégie la ñu war a adopter pour mun a def campagne de sensibilisation xëcc jigéen ñi ci seen nouvelle réforme yi ñu bëgg imposer ci Afrique francophone bi Côte d'Ivoire Sénégal ay suñu entourage te loolu ñu ngi si formé ay féministes yu bëri am na sax ay góor gis naa ci benn góor benn yaasant góor la moom bokk na ci ak yeneen jeune fille yoo xam ne dañoo am ay kii lañ ay ñenn ñi étudiante lañ ñenn ñi dañoo am seen i doctorat mooy sociologue genre en tout cas la ñu leen di formé pour ñu taxawal loolu jàpp nañ ne seen mag ñi féministes yi fi nekkoon mag ñooñu dañoo seen liggéey doxatul léegi foog ñu former ay jeunes yoo xam ne dañuy ñëw du société bi donc ñun nag ñu am warugaru ñu taxaw en tant que jullit opposé wu ci loolu par des arguments par des débats wala wàcc wax ak suñuy jeunes frères ak suñuy sœurs
pour xamal ko ne mais en tout cas Malal foog mu xam ne planning familial islam mosu ko accepté même bu ko société sénégalaise accepté woon du islam moo ko accepté donc société bi moo ko accepté te société boobu accepté woo ko sax société boobu accepté wu ko de ndax ñun ñee jullit lañu te bëgg nañ nekkee jullit bëgg nañu fu ne di nekkee jullit moo tax accepté wuñ ko léegi nag ñoom ñoo def seen campagne de sensibilisation jàpp ne loolu acquis nu ñu koy tuddee acquis démocratique la fekk loolu du acquis dañ ko def fekk population bi xamuñu dëgg li la ndax boo ci waxtaanee ak nit boo ko expliqué lan mooy planning familial dëgg ak ñoom nu ñu def ba convaincre ko parce que limitation des naissances la ñuy wax limitation des naissances nit ki bu amee ay doom parce que wér bu yaramam suñu maam yi ñaata doom lañ doon am pare moyens yi am jamono ji amul woon sax te ñoom daaw ñoom xam sax ay planning yooyu ñu doon wér ñu doon dund seen dund ñi si am ay 80 ans ay 90 ans soo ko faatu donc loolu ay prétexte la rek ay espacement de naissance ak yooyu yëpp ay système la yu ñuy teg pour jéem a convaincre jeunes filles yi mais en réalité ñi ko moom dëgg planning familial boobu mooy xale jigéen yi nga xam ne dañ leen bëgg a pervertir dañ leen bëgg a yàq dañ leen bëgg a pervertir dañ leen bëgg a yàq ñooñu en réalité ñun ñoo ko moom dem imposer pharmacie yi ñi jaay pilule du lendemain loolu Sénégal bi la xewee waaw ku ko nanguwul jaay dañ tëj sa pharmacie yooyu doxul ñu dem campagne fexe ba def planning familial tegal ñu ko mu ngi noonu imposer structure de santé yi ñu koy def par force xale yi di ñëw di ko def gratuitement ñu financé ko parce que ak seen yeneen yoo xam ne vraiment ay naan OMS moo ko financé parce que loolu système la boo xam ne ay africains ñooy taxaw di xeex di xëcc seen morom africain fekk en réalité ñoom lu ñu ci soxla mooy am na ñoo xam ne dañu jàpp ne dañoo bëgg wàññi population africaine te loolu beneen thèse la boo xam ne mën nañ ko défendre aussi ndax ñoom planning familial bi ñuy def nii suñu dëkk yi dañ ko am nañu dëkk yoo xam ne dëkk européen dañ ko interdire lu mel ni Allemagne dañ ko interdire kenn du ko def seen dëkk te ci ñoom la commencé woon mais dañoo dem ba benn instant ñu jàpp ne lii seen population mu ngi vieillir amatuñu jeunesse donc foog ñu arrêté loolu dañ ko arrêté interdire ko ba pare di fay ñi nga xam ne dañu am ay doom léegi ñun nag fii li ngay gis intellectuels yi taxaw naan la waaw non foog ñu espacer les naissances parce que suñu wér bu yaram après ñu yenn saa prétexte la naan islam dafa ne 2 ans te ñoom dañuy dem ba ay 6 ans 7 ans duñu am doom loolu ay prétexte la donc Malal foog mu xam ne planning familial boobu ñeex boobu islam mosu si ñam moom ñeexam boobu islam mosu si ñam islam soxlawu ko sax islam moom day résoudre ay problème mais moom du ñëw di yàq société islam soo gisee planning familial am existence am parce que dafay am lor yi ñëw lor moo ñëw islam mu ngi koy jël mais islam du ko jël noonu sans lor mu am lor amul mooy nit koo xam ne wér na mun na am doom dara jotu ko pour moom doom moo gën ci moom mu am doom moo gën ci moom islam du ko utiliser mukk mu def planning familial donc moom foog mu def différence entre société sénégalaise ak islam parce que loolu ñaar la parce que dafa attaqué islam la attaqué mais par contre loolu société sénégalaise la société sénégalaise mun nañ leen nax ñaata yoon lañ nax société bi ñaata yoon lañ nax peuple bi signé à son insu ay mbir yoo xam ne dafa dem à l'encontre de sa religion et de ses traditions loolu mun nañ ci lim lu bëri donc loolu moom kii la loolu moom vraiment du raison pour wax ne nañu naan ci ñaar bi déedéet loolu du raison pour ñu mun a teg avortement médicalisé léegi nag avortement médicalisé boobu bu ñu ci waxoon bee passé lañ ciy wax si mbir la boo xam ne monde bi ñi nga xam ne mooy les mondialistes borom le nouvel ordre mondial soo nee nga ne ñi ko gën a jiite mooy les Bilderberg ñooñu dafa am politique bi ñuy mënee bokk na ci seen politique bi ñuy mënee mooy benn gouvernement mondial boo xam ne tout est permis gouvernement mondial boo xam ne dañ koy créer mais su boobaa tout est permis loolu benn la ci seen i principe xeex waaye dañuy bëgg représentant ci dëkk bu nekk boo xam ne da leen di xeexal seen système mondialiste boobu léegi seen gouvernement mondial boobu bokk na ci ay principe am mooy soo demee YouTube di nga tapé les Bilderberg ils veulent exterminer 80% de la population mondiale léegi gis na ñoom dañoo gëm ne population mondiale dafa war a yam à 800 millions d'habitants dañoo war a wàññi population mondiale ba mu des 800 millions d'habitants waaw waa ji mu ngi expliqué ne pour def loolu dafa am fi ñuy bëgg a jaar dafa am ay stratégies yu ñuy jaar stratégies yi ñu jaar bokk na si
ci ay aliments damay joxe exemple rek ñun Sénégal tey fii ñun dañuy lu ñu lekk ñi koy importer te ñu mun ko faggu fii kenn mënu ko lim exemple laa leen jox léegi ba joxe exemple ci meew ñun Sénégal fii lu ñu tuur ci meew lu ñu produire ci meew di ko tuur France produire ko et par contre France dafay defar benn ay meew végétal yu jógee France ak yu jógee foo mën a xalaat ci àdduna bi jëlee fa ay meew végétal di ko indi moo gën a yomb ñun suñu meew local c'est dañu ñëw taxes yi sax day gën a yomb ci suñu meew local yi te suñu meew local yooyu ñun duñ ko utiliser exemple ma jël exemple waa ji moom dolli ma moom day dem dans les villages cueillir ay soow pur ay meew pur indi ko fii transformé ko di ko jaay mais moom liñ koy laaj ci tax sama ëpp foofu ci liñ ñaan ñeneen ñi moom jour yi mu mun a conserver ay soowam jour yi li mu la jour yi tuuti la c'est-à-dire pour moom mu mun a gagner moom su téye rek dafa def effort pour téye mais en réalité warul mën a téye parce que amul benn système bu accompagné pour dimbali ko moom dañ koy xeex sax far gis ngeen fii ay soble yu ñuy gas di suul pourtant ñun ñu ngi jël ay soble importé c'est-à-dire ñun dañ ñoo système mondialiste boobu moom loolu lay def moom day fexe ba liggéey lekk ak li ngay naan moom moo la koy produire donte yow mën nga ko créer sa bopp sax mais yow da nga ko dul gis loolu benn la beneen bi ci nee nañ ci ay vaccin ak ci ay médicaments yooyu yëpp dañ ciy jaar waaye nag bokk na ci yi ñuy jaar ay planification familiale yi ñuy imposé dëkk yi nga xam ne dañuy seen yokkute population dafa gaaw lu mel ni Afrique lu mel ni ay Chine ñoom dañuy fexe ba ñooñu ñu mën a téye seen taux de natalité mën a wàññeeku donc loolu c'est bokk ci seen i politique léegi nag loolu noonu nag bu ñu koy def ñoom dañuy am ay organisation yoo xam ne dañuy nekk seen i ginnaaw di leen financer di leen defloo ay mbir ñuy avancé léegi planning familial boobu si loolu la kii waaye man dama jàpp ne su fekkee dañoo bëgg infanticide mu jeex si dëkk mooy am doom rey ko mu jeex si dëkk parce que dañuy wax ne prison yi dafa fees ay jigéen ñoo xam ne dañoo am doom rey ko parce que ñoom grossesse bi moo leen neexul woon bu dee loolu lañ bëgg bu dee dañoo bëgg inceste mu jeex ci dëkk bi bu dee loolu lañ bëgg bu dee loolu léegi la ñu utal solution mais solution baa ngi fii loolu jarul avortement médicalisé loolu jarul avortement lu simple la nañ adopté l'islam nañ jël l'islam mu guidé leen islam bu leen guidé woon duñu yegg fii duñu yegg ci viol duñu yegg ci ay inceste duñ ci yegg mais fii dëkk la boo xam ne ay jullit lañu ak 96% ay musulmans lañ mais da ngay dem ci mbedd bi gis góor ak jigéen yoo xam ne duñ jëkkër ak jabar mais téyante loxo di dem waxuma loolu njaalo sax boo gisee yow du la choqué tant que waa ji njaalo du ibaadu moom du la choqué bu dee ibaadu moom di nga ne waaw ibaadu bi lu muy dem ibaadu moo téye loxo moom di nga poser la question mais ni réaction boobu nga am bi nga gisee ibaadu yi mu téye loxo benn xale bu jigéen nii réaction boobu nga war a am bu dee góor gi jullit la ko jigéen gi jullit réaction boobu nga war a am mais léegi le fait que ñu génne loolu ci suñu xol yi fexe ba ñun lu danger ci l'islam léegi fexe ba lu danger ci l'islam mu bañ a danger ci ñun c'est-à-dire ñun dañuy fexe ba li nga xam ne dafa lu garaaw la ci l'islam mu bañ a garaaw mooy jullit bi du ci loo xam ne lu xaraam la léegi loolu ñoom loolu la ñuy dañuy fexe ba li xaraam yi même buñ ko daganalul mu bañ a danger ci kanamu jullit bi léegi ñun loolu moo ñu dal léegi nag ñun nag solution bu gën a simple mooy ñu delluwaat ci l'islam pratiquer suñu diine loolu mooy solution bi gën a simple su boobaa yii yëpp du am mooy nit ki da dul def parce que nit ki nee nañ ko defal lu la neex fu la neex yamal yow demal nu mu la neexee waaye nag boo amee doom léegi nag ñu ne la ñu ñëw léegi ñuy dindi la ko parce que loolu mooy li ñuy bëgg xeex ñoom li ñu bëgg xeex mooy nit ki libéré nañ ko
na def lu ko neex parce que lu ñuy wax liberté ci seen laïcité bi ak démocratie mooy nit ki def mën na def lu ko neex donc nag gëmuñu ko ndax liberté bi dafa am fu mu yem ndax am nga liberté saaga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye amoo liberté saaga président exemple laa joxe rek de pour wax ne liberté bi c'est le politiquement correct mooy liberté la boo xam ne lu leen neex ñu tuddee ko démocratie exemple coup d'état nañu Morsi ñu ne ko c'est un coup de force démocratique coup d'état nañu kële ñu ne ko c'est un coup d'état keneen beneen président c'est-à-dire loolu ay mbir la yu wane ne lu ñuy wax démocratie ak liberté dafa am fu mu yem nekkul en réalité ay mbir moo xam ne dafa nekk lu global ndax saaga nañu yeneen tamit nga gis ay président yooyu fu nekk dem ne dañuy défendre la liberté d'expression parce que il avait la liberté de dessiner ki mu bëgg dessiner su ko neexee dessiner ko nu mu ko bëgg dessiner mais par contre président France am na dessin yoo xam ne boo ko dessiné léegi Charles dafa mujjoon am problème ci dessin yoo xam ne dafa dessiné président France mais yéen bi moom mën nga ko dessiné nu mu la neexee donc seen liberté boobu ñu prôné ak seen démocratie boobu ñu prôné dafa am fu mu yem dafa am lu leen neex ku gisee ni ñu gisee daal voilà da ngay gisee ni ñu gisee mais boo gisee wu noonu moom dañ koy tuddee coup d'état dañ koy tuddee coup d'état démocratique kii coup de force démocratique lañ tuddee bële dañ tuddee ko coup d'état waaw bi ñu tuddee ko liberté d'expression bi ñu tuddee ko offense au chef de l'État donc loolu la rek mooy lu leen arrangé daal dañ jàpp ne loolu mooy liberté waaye bu leen arrangé wu di liberté donc yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne dafa dal suñu kaw te ñoom xam nañ ne liberté boobu boo xam ne amul condition parce que l'islam bu ñëwee day def limite l'islam da lay libéré de am nga liberté de penser de réfléchir de faire des recherches am nga liberté mais nag l'islam da lay yamale am na foo xam ne boo fa yeggee l'islam da lay wax taxawal foofu sa liberté yeggu fa donc liberté noonu lañ koy contrôler liberté dañ koy contrôler noonu lañ koy contrôler léegi nag loolu foog ñun ñu delluwaat nag ci diine pour mun a xeex loolu parce que loolu li koy xeex diine la parce que nit ki foog mu gëm yàlla gëm bis penc pour mun a moytu nit ki foog mu gëm yàlla gëm bis penc pour mun a moytu waaye nit ki boo ko libéré nga ne ko yow soo nee gëm yàlla soo neexee bañ a gëm yàlla ba pare nga ne ko léegi nag yow léegi mën nga def lu neex mën nga dem c'est libre def loolu loo neex léegi boo ëmbee ñu ne la léegi yow am nga possibilité dem ñu dindi avortement loolu problème la donc foog nga xam ne société sénégalaise nga mën ko àtte ak l'islam parce que waa ji waxoon na maa ngi sant yàlla bi ma xamee l'islam balaa maa xam jullit ñi loolu wax ju xool la benn américain bu tuuboon dugg ci l'islam dafa ne mu ngi bi mu demee Arabie Saoudite dafa ne maa ngi sant yàlla bi ma xamee l'islam balaa maa xam jullit donc jullitu société bi surtout jamono ji ak l'islam dëgg-dëgg y a une grande différence donc loolu foog nga xam mën a àtte loolu parce que mënoo juger l'islam te ñamoo l'islam mënoo ko juger non foog nga jël système islamique bu pare nga soo ko mën a juger bu doon système islamique duñu yegg ci ay avortement médicalisé ak ay planification familiale islam dafa am nu mu organiser société organisation boo xam ne amul fay du am fay ci islam dafa organiser nu muy tegee système suñ demee ci beneen point bi kon fii moom dañuy tënk ne islam soxlawul ñeex bi te soxlawul yàpp bi bu dee yow da nga tuddee ñeex planification familiale tuddee yàpp avortement médicalisé islam soxlawu ci benn islam loolu bu mu ci jël rek bu ci jëlee benn ci ñoom rek dafa am nécessité bu taxaw am risque bu taxaw ci santé islam utilisé ñaar yëpp nag islam da ko utilisé mais foog am risque bu taxaw ci wàllu santé wu yaay mais du si ay inceste ak ay bànneex bakkan déedéet islam sax inceste boobu da du am ñu dem ci beneen point bi malal mu ne islam dañ ko importer imposer ñu ko nen islam dañu ko importer imposer ñu ko waaw moom lan lay défendre chaque jour day génn naan day défendre démocratie
dañuy génn ñeneen ñoom waa Y'en a marre dañuy défendre la démocratie défendre la constitution loolu la ñuy wax chaque jour ne touche pas à ma constitution wala pour la défendre la démocratie loolu la ñuy wax chaque jour démocratie boobu fu mu jógee loolu mooy question bi may posé démocratie boobu fu mu jógee islam dañ koy importé certes dañ koy importé waaw léegi nañ ci d'accord ak yow donte nag loolu du suñu position loolu du suñuy position mais léegi nañ jël yow sa logique islam dañ ko importé démocratie ak laïcité bi dañ ko importé dañ ko xeex yow démocratie bi dañ ñu koy importé jël benn système bu ko def système mondial boo xam ne dafa am fu mu jógee kan moo créé démocratie ba pare jël démocratie teg ko ne nit ñi loolu moo baax ku ko jëlul yow da nga sàmm démocratie boobu da nga ko mës a xeex te pourtant dañ ko importé démocratie boobu dañ ko importé et pourtant moom ngay défendre ngay génn ci mbedd yi di défendre def ay marche di défendre démocratie parce que démocratie aussi diine la am na benn waay bu taxawoon ci benn meeting mu ne la démocratie day fii ci Sénégal day tegu ci kaw religion ma xëm en 2012 loolu maa ngi koy fàttaliku mu xëm ci kaw podium mu ne démocratie day tegu ci kaw diine kon démocratie diine la démocratie ak laïcité boobu diine la ndax diine système de vie la te démocratie système de vie la diine système de conduite la boo xam ne doomu aadama bi da koy conduire pour won ko la voie à par où passer pour dem aljanna léegi démocratie tam beneen voie la système de vie la système de vie bi ñu teg la jàpp na ne bii ku ci teguwul rek da ngay sànku ci aduna wante ñoom seen sànku dégg allah yi boole woon kët parce que ñi créé démocratie ñoom dañoo gëmuñu ne allah yi ram mais par contre islam système la boo xam ne am na benn waaye mu ko doon wax ne nouvel ordre mondial le dernier rempart contre le nouvel ordre mondial islam parce que nee na ñu bi ñu ko laajee lu tax mu ne parce que islam système de vie la boo xam ne jullit bi moom dafa wuuteeg keneen ku dul moom parce que moom ci kaw suuf moom dafa jàpp ne kii mooy kii passager la mooy daf fi jaar rek moom saxu fi te moom espoir à l'au-delà mooy moom gëm na ne yow mal gi am na te bu fa demee moom day liggéey li tax moom mu dem aljanna ni moo tax jullit bi ñemee dee jullit bi moo tax mu ñemee dee moom ragalul dee mais moo tax jullit bi moom muy amee position di défendre diineem di ci woote moo tax mu wuuteel yeneen religion yi mu ne benn journaliste français la mu ne même catholicisme ak christianisme moom noonu la meloon mais gars yi dañoo fexe ba infiltrer ba créer Vatican II bi ko waay laajee la mooy solution bi mu ne il faut ngeen créer beneen Vatican II dans l'islam comme ça Vatican II dans l'islam moom ngay dégg ñu naan ay defaguñ ko mu nekk organisation mais commencé nañ ko infiltrer ci l'islam di créer ay imam homosexuels ak ay imam de France ay imam de la République ak yooyu ngay dégg donc loolu même système la ci Vatican II parce que système laïque bi lu ñuy wax la République moom moo ñëw léegi bëgg léegi récupérer ñooñu diine yi pour léegi moom mun leen doxalal exemple léegi dama lay jox exemple France rek France léegi dafa am ay imam de la République ay imam de la République imam yoo xam ne République moo leen di formé su leen République bi formé léegi République yi nag moom la ñuy rendre compte lu ñuy def ci jàkk yi yëpp da koy xam li ñuy wax yëpp da koy xam te li muy wax dafay arranger République parce que bëgguñu imam boo xam ne day ñëw di wax beneen système parallèle ak seen système bëgguñu ko système boo xam ne beneen système la boo xam ne dafay saa soo xoolee xeex bi yëpp loolu la waaw duñu bàyyi l'islam mu implanté fii parce que l'islam xam nañ ne système de vie la donc nu mu nekkee système de vie noonu la démocratie ak laïcité bi nekkee système de vie moo tax duñu mën a xajoo ku nekk day xëcc jëmee sa morom moo tax bu ñu gisee sànq am sikkim nii am xaw am pratique parce que bi ñuy définir lan mooy terrorisme en France la ñu wax dañ ne boo la gisee quelqu'un koo xam ne dafa am barbe ba pare waxtu yëpp muy dem julli ci jàkk ja kooku nañeen am ci moom doute nañeen am ci moom sikki sàkk ngeen collé ko yooyu la ñuy wax ay fiché nañ ko
parce que waa ji am na benn kii bu ñu wax ne dañ ko fiché ñu lu tax mu ne parce que moom il a une barbe te temps yi gis nañ ne il va à la mosquée pour toutes les prières donc moo tax ñu fiché ko parce que moom léegi c'est un pratiquant donc képp ku ñu gis koo xam ne da ngay pratiquer l'islam de l'islam lu ñuy wax tout ça bu ñu jëlee l'islam rigoriste boobu boo koy pratiquer mooy de l'islam léeg-léeg ñu ne ko salafiste léeg-léeg ñu ne ko islam orthodoxe en tout cas ak islam boo xam islam originel bi daal boo koy pratiquer ngay topp sa diine normal dañ jàpp ne yow da nga bëgg a teg benn système parce que léegi loolu lañ lay wax moom yow est-ce que yow da ngaa bëgg a charia am fii est-ce que yow parce que question yi ñu posé mooy yow ndax yow système de vie boobu da nga ko bëgg mu am mais bu dee yow da nga dund islam boo xam ne islam soo neexee julli suba doo julli so waaw sa sajaade bi kurus bi c'est-à-dire yow diine c'est pas important ci yow waxtu daw la sa diine c'est pas tellement dëgërul quoi yow mën nga ñëw ñi naan sàngara toog sa wet naan sàngara mën nga wax sax naanuma sàngara wala léeg-léeg sax ngay naan am na ko xam day naan mais am na ko xam ne sax moom du naan mais naan sàngara boobu dérangé wu ko quoi waaw loolu dérangé wu ko kooku dérangé wul seen système yi dérangé wul ki leen dérangé mooy koo xam ne c'est un pratiquant boo xam ne moom dafay dund ce système islamique là da koy dund toute sa vie quoi njabootam dundam yëpp dañ ci gis islam su boobaa kii dañuy wax ne c'est un danger public c'est un danger ma joxe benn anecdote am na benn waay bu wàccu aéroport gars yi signalé ko ne terroriste la yuuxu sikk parce que dafa mbaal mais dès bi ko chef bi jegee xaw a jegee ko nii mu xeeñ sàngara mu ne arrêté l'alerte c'est pas un terroriste kon kii pratiquer diine bi ki koy pratiquer normal ñi gis la ngay dem julli ci jàkka ja ngay respecter sa diine ngay solo comme jullit clairement am sa sikkim yooyu sa jabar di muuru wala genre kooku dañuy jàpp ne yow kon yow système de vie bi yow système de vie islamique boobu islam système de vie la moo tax yàlla mu ne man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka ku dodd suñu njub bi système bi ku ko dodd mu ne bind bu xam ne donc loolu ñoom loolu moo leen daal mooy dëddu système de vie bi yàlla teg c'est-à-dire bàkku jël beneen système de vie nag boo xam ne du dem ba pare nga ne ne force foog nga utal ay solution pour mu dem moo tax ñuy indi avortement médicalisé yi kenn mënul comprendre léegi nag yow démocratie bii ak laïcité bii ma wax nii fu mu jóge la kaa imposé yow bi nga koy indi da nga ko fekkee fii nga ko fekk di alhamdulilah nag bu ñu imposé l'islam boo xam ne diine xel la diine wu argument la islam diine wu argument la moo tax yàlla moo ñu boppam yow mii laay wax ñëwal ci Quran yàlla ci boppam dalay woo ba pare ne la indil say preuve qul haatu burhanakum in kuntum sadiqin amenez vos preuves si vous êtes véridique yàlla ci boppam moo la sàkk moo bind asamaan ak suuf bind la indi la ci kaw suuf ba pare di def ak yow débat di def ak yow débat di wax ne yow léegi comme que yow man maa la bind defal la li yëpp léegi indil say preuve su fekkee li ngay wax dëgg la yàlla bopp di jaakaarloog doomu aadama yi sax di leen wax di wax ak ñoom pour ñu reproduire moom lu mu produire pour rek jéem a convaincre xel yi pour nga xam l'islam diinewu xel la diine argument la yàlla biy wax ak gars yi nañu reproduire Quran lan la wax wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fattu bi suratin min misli yàlla dafa leen woo ne leen su fekkee man da ngeen am sikki sàkk ci li ma wàccee sama jaam bi mooy islam bi Quran bi mu ne bind leen benn saar bu mel ni li ma ko jox rek benn saar bu toll ni saar bi ma ko jox yi ma ko jox yëpp benn saar rek jox bindal ma ci benn saar yàlla ci boppam moom bind asamaan ak suuf bind la yow nit indi la ci kaw suuf ba pare muy def ak yow débat léegi yow islam mu nekk diine bu ubbeeku comme nii diine débat diine science ma jox la exemple ci science pour nga xam ne yow islam kenn imposé ko kenn mais dafa am ay argument peut-être nag yow soo xamul islam defoo ci ay recherche nekkoo musulman par conviction tu es musulman hérité tu l'as hérité peut-être da nga ko doon kese
peut-être di nga gis ne dañu ko imposer parce que dañu ko doon mais ñi gëstu l'islam ñi dafay recherche islam convaincre leen parce que man damay wax gars yi noonu je ne suis pas musulman par mes parents mais je suis musulman par conviction l'islam m'a convaincu moo tax ma nekk jullit léegi ñooñu ma jox exemple dama jox benn professeur bu tudd professeur Keymou benn professeur bu nekk université Toronto bu nekk Canada dafa bind benn livre tuddee ko le développement humain la ko tuddee mu def ay schéma bind livre am de 400 quelques pages titré ko le développement humain bind ko traduit ko en 8 langues bi mu ko bindee Cheikh Abdou Majid Jandani dem seeti ko ne ko da ngaa bind livre ci science te ñun ñu jore religion de science mu islam li nga bind alxuraan bi ñëw 7e siècle dafa am ay yiw ci indi alxuraan bi ñëw 7e siècle dafa am yiw ci indi ma bëggoon la ko gaaral nga comparer yow science bi nga jàng par des machines ak par des dans les laboratoires ma bëggoon yow nga ñëw ñu def comparaison ci li nga xam ne benn berger bu nekkoon au 7e siècle dans le désert moo ko bind ñu xool yow sa science bi ak ñun lu ñu yor comme religion naka lay dem mais Keymou dafa d'accord dafa accepté Abdou Majid Jandani jox ko ay aaya alxuraan sur le développement humain exemple ay yi nekk surtout mu'minuun fii yàlla di wax ñun ñoo sàkk doomu aadama mais ci ay étapes yàlla expliqué étapes yi summa min étapes yi le professeur Keymou dafa yéemu dafa ne lii un berger de 7e siècle mënul bind lii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mënul bind lii la wax ñu ne ko moo ko bind au 7e siècle mu ne ko kii Cheikh Abdou Majid foog ñu toog nga jox ma tous les versets qui parlent de mon domaine mu dem mu jox ko aaya ak xadis yi wax ci domaine am yépp Keymou lu mu def Keymou dafa tuub dugg ci l'islam mais yamul foofu de Keymou dafa bindaat livre bi tuddee ko le développement humain plus les éclaircissements du Coran et de la Sunna léegi Keymou nee na moom lu ko gën a yéem ci aay yi ñu ko jox mooy précision nee na le mot alaqa kese da ko convaincre nee na parce que moom bi mu koy dessiner moom ci livre am mu ngi imaginer pour nit ki mën a comprendre moom da koy def mu feeñal ay bëñ nee na si la comme genre yàpp boo xam ne ay bëñ da cee feeñ nee na si la ko def noonu nee na après si la ko jël def ko noonu bi mu ko defee noonu nee na mu lire alxuraan alaqa ñu traduire ko par viande mâchée mooy yàpp bu ñuy yax bi ñu matt yàbbi ko yàpp bu ñuy matt yàbbi ko bëñ yi di ci marqué nee na moom noonu la ko dessiné ci livre te pourtant Coran noonu la ko leerale voilà donc ñun suñu diine bi ñu yor diine science la diine xam-xam la ma jox la yeneen exemple pour nga xam ne suñu diine bi ñu yor diine bi bu ñuy convaincre la daf ñoo convaincre pour ñu mun cee dugg ñun kenn imposé wu xaaral ma jox la benn exemple Coran dafa wax ne Isa ibnu Maryam Jésus Christ Coran moo ñëw au 7e siècle fekk ay chrétiens di woote woo ne Jésus c'est un envoyé de Dieu à l'humanité tout entière ñoom ñëpp loolu la ñuy wax Coran ñëw ne ñu wa rasulan ila bani Israël Coran moo ñu ko wax ne ñu c'est un envoyé de Dieu à l'humanité tout entière aux enfants d'Israël Bible ñëw dans Matthieu chapitre 7 verset 24 Matthieu 15 24 ne Jésus ba wax ci laa ñam parce que loolu bu ko Coran waxul woon bu ko Coran waxee mu nekk contradictoire ak li gaa yi gëm parce que Coran da ko wax mu nekk contradictoire ak li chrétiens yi gëm mais mu am ay versets bibliques yuy déggal li Coran wax Matthieu chapitre 15 verset 24 Matthieu 10 17
Matthieu 15:24 ne Jésus mu ne ci làmmiñam je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Dans Matthieu chapitre 10 mu ne n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les samaritains, allez plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. lii dafay dëggal li Alxuraan wax pourtant loolu fekk fi pas-pas bi parce que bu ma yéen saa dafay fekk pas-pas bi ñu ne moom kon moom pas-pasu gars yi la basé wu pour wax lii waaye dafa fekk pas-pas bi nekk le contraire mu ñëw saxal lii ba pare ñun bi ñuy vérifier ñu gis ne ndeke moom yéen saa li mu wax moom moo nekk ci dans les Écritures. Alxuraan ñëw nañu yéen bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko annoncé ci Bible bi parce que Alxuraan day ñëw wax ak yi passé wax ak yi nar a ñëw. moo tax mu convaincre ñu Alxuraan dafa ñëw nañu yéen saa sallam annoncé nañ ñëwam ci Bible bi mu fekk ñoo xam ne seen pas-pas bokku ci kii di Muhammad di lu ñu gëm yonent la non c'est pas ça loolu bokku ci pourtant bi ñu vérifié ñun ci seen téere dañoo gis ne c'est vrai c'est confirmé que ne Muhammad dafa ñëw ci Bible bi. ma jox leen benn verset mun naa leen jox tonne mais benn laa leen jox parce que dama bëgg avancer pour wane ne islam dëkku kii diine science la mais dama lay jox benn verset rek bu ndaw boo xam ne dama leen di may ngeen réfléchir kan la war a doon dans Ésaïe chapitre 29 verset 12 mu ne parce que Ésaïe ay parabole la ñu joxe foofu Ésaïe ay prophétie mu ne il est pareil à un homme qu'on donnera un livre en lui disant lis ceci lis cela et il dira je ne sais pas lire. léegi man damay jox ñu xalaat ñu ne ma verset bi dans l'histoire de l'humanité kan lay def allusion ngeen wax ñu ko ñu continuer moom benn professeur boo xam ne mu ngi tudd professeur Tajanta moom dermatologue la de spécialité en dermatologie spécialiste en dermatologie moom dafa tudd ci islam dem leen YouTube ngeen seetaan vidéo yaa ngi fa def leen islam ngeen bind ceci est la vérité di ngeen gis yi ma wax nii yëpp di ngeen ko vérifier lu tax mu tuub mooy benn aay bi nekk surtout Nisa fii yàlla di wax ne surtout Nisa la nekk fii yàlla di wax ne yéeféer yi bu ñu leen dugalee safara ba ñu làkk leen ba pare dañ leen defaraat beneen po pour ñu mën a subir métti. waa ji lu mu wax dafa ne loolu un baiser du 7e siècle mënu ko bind un baiser du 7e siècle mënul bind lii parce que man ay recherche yu bëri laa def pour xam ne po bi nekk ci kaw moo gën a yëg métti que po bi stop ak bi stop kon ñun suñu diiney xam-xam la islam forcé wul kenn mu nekk jullit islam dalay convaincre nga nekk dalay convaincre parce que diine science la diine xam-xam la moom benn géologue boo xam ne anglais la moom fàtt naa turam moom lenn moo tax mu dugg ci islam mooy benn aaya bi nekk surtout Rum tey foog moo wala ne islam diine science la lii nag lu tuuti la ci loo xam ne yow lii dama la ko wax parce que lii dafa nekk loo xam ne actualité la jarul sax def recherche pour xam ko aaya bi nekk surtout Rum fi yàlla di wax fii adnal ard parce que da doon décrire la mer morte mu ne moom fii adnal ard bi ko Abdul Majid Zandani expliqué mooy au plus profond de la terre mais moom en tant que géologue dafa dem def ay recherche pour xam ne la mer morte moo nekk au plus profond de la terre ñun suñu yeneen saa salaam daf ñoo tere ñu dem foofu parce que foofu dañ naan dafay wan nit alxuraan ñëw ne tuddee ko fii adnal ard suñu Quran 7e siècle boobu ba dernier siècle bi nar a ñëw actualité lay doon moo tax islam diine débat la islam diine xam-xam la day convaincre doomu aadama boobu dugg si naa la wax de africain yoo am xel yëpp africain yoo am xel yi nañ def débat islam forcé wul africain nekk jullit nañ ñëw recherche ci l'islam nga ko mënte doon jullit boo xam ne nekk goo jullit mu loolu am na jullit bu nekk jullit
jullit boo xam ne da ngaa donn sa jullite da nga ko donn waaw jullit boo xam ne ak koo xam ne nekk koo jullit waaw jullit bu nekkul jullit ak koo xam ne nekk koo jullit ñëw leen gëstu ci lislaam boo leen gëstu ci lislaam nga xam ne lislaam diineewu xam-xam diine xam-xam xam naa damay terminer fii ci benn anecdote rek pour wan ne leen américains yi sax dugg na ci l'islam am na benn émission bu ñu bi may waaj a commencé insha allah ci beneen page ba avant l'islam après l'islam beneen page bi xam naa ngeen dem abonné si dañuy def ay témoignages ay nit ñoo xam nekku ñoon jullit ñu nekk jullit insha allah ay rappeurs yi bàyyi musique ñëw nekk jullit li ma wax leer na de ay rappeurs yi bàyyi musique ñëw nekk jullit wala ay musiciens yu bàyyi musique ñëw nekk ay pratiquants xam naa falaa mën a yem waaw parce que à l'extérieur rappeur bii dugg ci l'islam moom dafay xam ne musique dafa xaraam mais fii moom li yàlla xam doy xam naa loolu dinañ si ñëwaat insha allah bon bii benn anecdote la dafa benn prof université bu nekk États-Unis vidéo yaa ngi YouTube un prof mathématique converti en islam dama boo leen demee YouTube ngeen tapé un prof mathématique américain converti en islam di ngeen gis vidéo yëpp vidéo yu bëri mais ngeen jël seen temps pour lire ko prof bi dafa dugg ci l'islam mais li ko dugal ci l'islam yow war na la mën a convaincre yow mi judd ci l'islam ko li ko dugal ci l'islam mooy Qur'an kese alquran kese la jël liir ko alquran kese la liir mu dugg ci l'islam nee na benn élève benn étudiant école dafa tëj gars yi indi ko ay cadeau moom mu jox ko benn livre nee na comme que cadeau la mu yóbbu ko ba ci bibliothèque am xam naa fii laay terminé laay bàyyi gudd quoi mu jël livre bi ñëw ba ci bibliothèque am teg ko ci bibliothèque bi ne bii moom xam naa du ma ko gaawal du ma ko liir mu bàkk ko fa mu toog benn jamono mu ñëw xool bibliothèque bi plus de 20 minutes une vingtaine de milliers de livres bibliothèque bu mag la am nee na bi mu xoolee bibliothèque bi yëpp gis na ne lii ëpp ci lire naa lii yëpp presque déjà pourquoi pas en tant que scientifique ma jël livre bi ma lire pourquoi pas livre la bu dee li muy wax c'est raisonnable ma jël bu dee li muy wax teguwul fenn mu jël livre bi Quran mu lire nee na mu commencé suratul Baqara nee na mu lire alif laam mim zalikal kitab laa rayba fii nee na mu ne dafa ne c'est un livre au sujet duquel il y a aucun doute nee na affaire bi yéem mu ne ki bind livre bi am na assurance bind sa livre ba pare ne sa livre bi amul benn doute donc je vais continuer à lire gis nga Quran kese boo ko liroon version française mu convaincre nga xam ne di l'islam diine science la mu ne verset bi si tegu rek mu ne ko hudan lil muttaqin c'est un guide pour les pieux mon professeur bi de mu ne ma poser la question ma ne leen mais qui sont les pieux nee na mu posé wu la question ne qui sont les pieux parce que loolu mooy question bi c'est un livre aussi duquel il n'y a aucun doute c'est un guide pour les pieux mu ne qui sont les pieux c'est ça c'est la question parce que nit ki da ngay utiliser sa xel bul nangu sama yaay lii la sama papa ci lii la ma jur ci lii laa juddoo ci lii laa yaroo déedéet sa xel yàlla dala ko jox nga war a def ay recherche defal ay recherche yàlla mu ne ko ci surtout Bakara ba léegi mu ne allazina yu'minuna bil ghaib mu ne ñi nga xamante ne dañoo gëm kumpa les pieux mooy ñi nga xam ne dañoo gëm kumpa ñi gëm ñi nga xam li nga xam ne da nga ko wàccee si yow Muhammad gëm li nga xam ne moo wàcc avant yow waaye ñoom yowmal qiyaam ñoom dañ ko gëm dañ ci am yaqiin wa bil aaxirati
hum yuqinuun ñoom yawmal qiyaam dañ ci am yakin waaw ñoom dañu am certitude ci yawmal qiyaam dina ñëw ñooñu ñooy les pieux yàlla mu ne ñooñu ulaa'ika ala hudan min rabbihim wa ulaa'ika humul muflihun mu ne ñooñu ñoo nekk ci seen njub boroom c'est ceux-là qui sont dans le droit chemin mu ne ñooñu tamit ñooñu ñooy dee c'est ceux-là qui seront sauvés mu ne déjà man parce que am na lu ma tëb sax fii yàlla di wax wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun nee na moom loolu da ko xaw a laal parce que moom dafa amoon alal mais dafa bëggoon partager te moom foofu cité na ko kon moom gis na benn critère ci critères yoo xam ne moom xam na ne am na ko mu cité ko ci les pieds mu ne les questions bi mu posé mooy mais s'il y a des pieds il y a le contraire aussi mu ne yàlla mel ni ku koy yeggale yàlla ñëw ne ko inna lazina kafaru mel ni automatiquement le contraire la ko wax le contraire la ko automatiquement nekk inna lazina kafaru ñi nga xamante ne bi dinañ yàlla sawaa'un alayhim anzartuhum am lam tunzirhum laa yu'minuun mu ne ñooñu nga avertir leen ak nga ñàkk leen avertir ñoom duñ gëm mu ne dans au fond de lui mu ne non man je ne peux pas faire partie de ceux qui ñi nga xam ne dañuy rëy sinon loolu dafa jàppee loolu rëy la mais moom du ci bokk. vidéo baa ngi YouTube mu ngeen dem vérifier mu ne moom du bokk ci ñi rëy suñ ko waxee dëgg rek convaincre ko da koy jël mel ni kuy wax lu tax waaw lu tax ñoom lii dal leen yàlla daal di ko tontu ne ko xatama allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisaawa wa lahum adaabun aliim ne lu ko gën a yéem mooy bi yàlla waxee loolu ba pare wax encore ñii lu leen yóbbee lii ba pare mais daf leen wax encore leen xaar lan wax ñaar ñëpp wax na lu leen xaar nee na mais moom ci lu mu recette ay recette yu mu def moom xam na ne àdduna 3 personnes ñoo am 3 personnes ñoo am ci kaw suuf mooy ki nga xam ne gëm na yàlla mooy le pieux bi ñu njëkk si dee gëm na yàlla gëm bis penc ak ko xam ne weddi na catégoriquement kooku ko sax du ñëw ak troisième bi mel ni yàlla moom da koy wax troisième bi mooy kan ci même aay yi continue surtout Bakar yàlla mu ne ko wa mina naas et parmi les gens man yaquluuna amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bi mu ne parmi les gens il y a ceux qui disent que nous croyons à Allah et au jour dernier tandis qu'ils n'y croient pas nee na lii nag ñett yi bi mu ko jotee nee na da ko convaincre que ne livre bi dañ ko war a lire nee na moom dafay recommander nit ñi ñu lire Alxuraan pour mën a juger islam donc yow man tam damay recommander au moins comme sa maam sëriñ la xam naa ne yow mën nga lire version arabe bi da nga ko doon peut-être waaye soo ko mënul lire dama lire version française ndax témoignage bu ñu ñëwee naa leen indi lay nit ñoo xam ne dañoo lire alxuraan version française de Bakar à Naas Fatiha Bakar ba Naas lañ lire ba mu jeex en français pour l'islam convaincre ñu dugg ci l'islam naa leen cité exemple James rapport française boobu ñoo lire dañuy jullit islam da leen convaincre te dañoo nekk ay soldats islam dañoo taxaw di défendre l'islam partout avec dans les médias di défendre l'islam te pourtant judduwuñ ci mais ñoom dañoo dem def ay recherche ci l'islam ñu convaincre pourtant carrière bi nga def ci rab bi yëpp texte yi nga bind yëpp am na benn rapport américain bu tuub mu ngi tudd Moutab bi mu ngi bokkoon Outlaw moom Tupac ne bokkoon tuub nee na moom bi mu liiree Xuraan dafa yéemu parce que moom dafa jàppoon ne Tupac moo dàq bind texte rap nee na moom dafa jàppoon ne Tupac moo dàq bind texte quoi parmi ses rap quoi mais texte ci boppam Tupac moo dàq bind texte mais bi mu gisee Xuraan dafa xeeb bindu Tupac kooku rappeur la ci benn groupe rap la bokkoon muy Outlaw donc loolu foog ñu bàyyi ci xel bul bind wala toog ci média ñu lay invité soog la ci plateau nga jàpp ne yow tu as le monopole de la connaissance wala de la science déedéet demal jàngi
demal defay recherche mën nga lire français demal lire français nga defay recherche nga xam ne l'islam diine science la diine xam-xam la diine xam-xam la de xam naa bi mooy man incha allah dernier vidéo bi ñuy def ci répondre si waa ji li mu waxoon si jàkkaarloo bi mais incha allah beneen page bi dinañ ko commencé benn kii boo xam ne ay témoignages parce que ñun aussi foog ñu def benn retracé benn parcours boo xam ne defoon nañ ko incha allah ci avant encore retracé parcours ñeneen ñoo xam ne aussi jaar nañ ci loolu ba ñëw gis l'islam wala ba ñëw gis sunna commencé pratiquer seen diine bàyyi musique bàyyi ci yi nekkoon am loolu moo nekkoon objectif créer page bi te incha allah xam naa dinañ ko commencé wala ci abonné rek mooy avant l'islam après l'islam incha allah dinañ ci def live chaque semaine jéem a indi ay témoignages leeral ay nit seen i jaar-jaar pour xamal jullit ñi nga xam ne ñoom ñu ngi ci l'islam juddu ci l'islam te xamaguñ dëgg-dëgg la mooy l'islam ñu jaaree fa xamaale la mooy l'islam incha allah boobaa aussi suñu frères rappeurs yi ne leen nañ ñëw nañ gëstu nañu lire Quran nañu ñëw lire Quran seen textes yi njàppe dafa riche seen rimes yi ah seen kii nu mu tudd seen i en tout cas seen i métaphore ak seen i lyrics dañ xam ne Quran du moromam de boo ko liiree rek xam ba pare foog ngeen en tant que jullit foog ñu xam ne amuñu jot amuñ temps de benn cheikh nee na alxuraan bi tant que yaa ngi koy ubbi ay page di gis ay page yoo xam ne bokkuloo dana amoo jot amuñ jot moo tax dama leen di conseiller yéen ñëpp ngeen lire Quran xam naa su ma ñëwee man sama premier live naa ko def ci ma propre personne sama jaar-jaar xam naa dina am ñi ko xam fii incha allah dinañ dafay témoignage pour déggal li may wax pare expliquer leen le milieu bi ak milieu bi tey man mooy différence bi incha allah xam naa yal na yàlla sàmm ñu yal na yàlla aar ñu ngeen partager vidéo bi jàpp ne di bénéfique la incha allah ba pare dina témoignage yoo xam ne sax du nekk témoignage ay rapport ak ay musiciens dina nekk témoignage yu ay homme de science yoo xam ne comme ni ñu def nii comme ceci la vérité ñu indiwaale témoignage yeneen homme de science pour ñi nga xam ne ay philosophe lañu wala ñi nga xam ne ay nitu science lañu yoo xam ne dañoo dem ba seen jàng xaw leen a xëcc ci leneen ñu mën a xam ñu war a xam ne l'islam am na science boobu ñuy xëcc waaw incha allah aywa xam naa fii laa yamale live bi waa xir daaw naa alhamdulilah